asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. àdduna sépp di nuyu particulièrement képp koo xam ne doomu sénégalais nga doomu Afrique même ngay doomu bitim réew sax ñoo ngi lay nuyu di lay jaare te it di rafetlu teewaay bi te di leen ñaan ku dugg rek mën nga partager vidéo bi ndax comme ñoom sama gars yi dañuy bëgg di jéem a bloquer sama Facebook bi xanaa loo bloqué 3 fois kay ñi débloqué war ngaa xam ne kii mënoo bloqué Facebook am je crois que war ngaa mën a noppalu ñoo ngi ñaan ku dugg rek nga def partage vidéo yi incha allah dana am solo trop parce que tey li ñu wax am na solo trop am na solo lool kon ñu ngi ñaan ku dugg mu partage vidéo yi. ñoo ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax ndax kat suñu borom moo wax ci alxuraan sooratu Ibrahima wallaahi shakartum wallaahi zidanakum sant leen mu ma doon leen waaye daf cee teg leneen wallaahi kafartum inna azabi la sadid suñu borom leen ku sant ma dolli la waaye it ku santut mën na laa teg ay daan ay yeneen mën na la cee xew kon ñaan su boom yokk ay leeram taas ci barkeem sëriñ bi kat ñu koy sant ci ak baaxam ndax sëriñ Saliou Mbacké koo xam ne lam naan wax rek ku dul yàlla suñu borom mi ma sàkk mi def ëpp ma si ñoom yërmande kon jàpp naa ne kon kuy tuddoo sëriñ bi war nga mën a am yërmande ci doomu aadama yi doo jàpp ay père de famille di leen dàq kon loolu di sant Serigne Mountakha Bassirou bu baax a baax Serigne Mountakha ñun de wax dëgg yàlla bañ ay ndaw xam ko ba léegi ci lu baax lañ ko xam ci ay dimbal ay doomu aadama lañ ko xam loolu moom lu wér la àdduna sépp seer nañ loolu te it fi mu teg yoonu murit ñu sant nañ ci bu baax a baax la Serigne Cheikh Lo ngaa boo waxoon rek mu ne Serigne Saliou Mbacké li neex ci moom doo toog mukk ñu ne la fa Serigne Saliou Mbacké wax kon Serigne Saliou day doomi Serigne Touba bu sotti mooy dal Serigne Mountakha mii li mu waroon a àndeek waajur mi baax ànd na ko ñoom li mu war a àndeek magam ñu baax ànd na ko ñoom kon loolu kon Touba am na lu mérito kon ñu dugg ci sunu premier point dañuy wax ci immigration clandestine bi ñu ko waxee li fi xew te yàgg fee xew lii moo feeñ rek lii mooy li feeñ wala nga nekk Libi wala li wër Afrique nga xam ne immigration ba mu xewee yàgg na kon lan mooy problème bi lan moo waral immigration kon clandestin nit ñi di dugg ci gaal yi lu ñu dugg ci ça c'est un problème man d'accord état am na ci part de responsabilité parce que am na liggéey yoo xam ne bu ko defoon kon mën naa am sax du yegg foofu waaye am na ñeneen ñu gën am part de responsabilité lu dul état yéen directeurs yi hôpital yi yéen directeurs sociétés yi bu fekkoon lañuy lekk ak di ko tabaxee kër dafee nañ ko loo xam ne koy liggéey kon jeunes yi yaakaar naa duñ génn ba di wëri liggéey feneen kon loolu lu am solo la loo xam ne nii kon mën nañoo wax ni mbir mi du responsabilité état ak mère de famille surtout les mères de famille da ngay nekk ak sa doom mu nekk ci biir kër gi nga di ko xas noo ko da nga war a liggéey parce que xale yi dañ la koy wax fii parce que xale yi dem noo dem fii ñu dañoo dem ba hôpital seeti leen te fi seen gaal fi ñu teeree fii nii ñun xam nañ ko dañuy entraîné ji ba foofu soriwul xale li ñu la expliqué mooy da ngay nekk say kër say yaay ak say baay di la gaaruwaale da ngay dem ba dóor fa xajat lii mujj mooy da ngay bëgg lu génn kon loolu problème bi si kër yi lay xewee
pour bañ live bu gudd parce que am na loo xam ne bëggoon nañ ko ci wax ci Mbàkke ñoo ngi wax ne Mbàkke bi suñu dëkk bi lii ñu naan budget santé budget infrastructure budget lu mënti doon mën naa pendant des décennies man de musuma seetlu ñu ne Mbàkke def nañ ci lii si budget loolu tamit problème la tëli bii nekk si raay bi war dem ba Daaru Salaam ça fait des années ñu ngi wax pour tëli bi li jënd mun ñoo fexe ba tëli bi li jënd loolu problème mun ko féete kaw kon loolu mbir la yoo xam ne nii il faut que ñu régler ko mbir la yoo xam ne il faut que ñu régler ko kon Mbàkke li ci des mooy ndoxu Mbàkke mi ngi naan xam ne est poison parce que ndox mi mën na la indi lu ne mën na la indi ay cancer du côlon mën na la indi ay cancer du vessie mën na la indi fièvre typhoïde kon ndox moom ñuy jaay bëgg nañ état du Sénégal taxaw ci lu mu gën a gaaw kon pour bañ bëgg mu gaaw Mbàkke dana ci woon spécialement lundi prochain moo xam dana gën a yaatu ak gestion mairie beeg comme moom nag épinglé woon na ko fi le maire Abdou Mbacké Ndaw te boobu ba léegi kenn wax ci dara kooku dana ci ñëw le plus largement possible kon bi ñëwee foofu ñu ñëw ci hôpital damay ñëwaat ci hôpital Ndamal gestion nébuleuse et cabésique du directeur de l'hôpital Moustapha Souran kooku dama fi ñëwaat parce que man li ma leen wax rek li may wax amul lu ma ci ragal amul lu ci nattable parce que li tubaab naan témoin oculaire et auditif mooy man damaa fekk lépp gis lépp dégg lépp lu ma taxaw fii ñu ne ma nangam xew na hôpital bu fa xewee naa xam bu fa xewul naa fa xam kon damay ñëwaat tout en arrière échographie 10 000 francs CFA c'est trop kooku population Touba war nañu def mutinerie di soulèvement populaire kenn wutul dagg échographie 10 000 dëkk yi nekk échographie 2000 ouvrier la ñuy dagg wala nangam xam 3500 CFA xam ne c'est des échographes de dernière génération kon échographie 10 000 francs CFA kooku dafa war a jógee maa ngi ñaan population Touba bu kenn daggati échographie 4 000 doy na wala 5 000 francs CFA loolu mooy dëgg. analyse 35 000 45 000 population Touba ñu ngi bëgg a dee kon moom bu nee Serigne Saliou ko dimbalee te ñu xam Serigne Saliou mu ne doomu aadama yi ku dul yàlla suñu borom leen sax ëpp ma si ñoom yërmande yow nga ñëw di arnaquer nit ñi di ci tabax ay kër di ci tabax ay kër di ci yóbbu say doom France ñu jàngi di ci tabax ay kër Ndakaaru Touba loolu lañ bëgg point boobu lañ bëgg wax il faut que sëriñ si Touba ñu génn wax si lii gestion hôpital bi Touba sa kanam dañ ko war a indi ex hôpital Ndar am na président conseil d'administration léegi nag amul président conseil d'administration benn paa bu màggat boo fa nekk Saliou Ndaw xaw ma boobu retraité yàgg na mais comme complice waa ji la du ko bàyyi retraité la il n'est pas étatique maintenant te hôpital boobu mu dugg tuur ci benn point parce que li ci gën a garaaw mooy un médecin chef de l'hôpital ki nga xam ne moom lañu ne hôpital bi le médecin bu fa nekk bi nga xam ne moom lañu ne médecin chef il n'est pas étatique une personne non étatique nan la mën a nekkee médecin chef dans une structure sanitaire étatique dans un hôpital dans un établissement public centre hospitalier numéro 1 ça c'est des blagues c'est-à-dire li ñu def nii c'est des blagues gis nga lii li ma waxoon rek affaire chef de bande la affaire film la film bi nag dafa nekk ci fin il faut que bande yi dee nit ñi boo leen c'est la fin du règne c'est ça c'est la fin du règne c'est ça la vérité loolu mooy dëgg kon SSI boo mu nekk ci kaw étage bi Saliou Ndaw dafa retraité ni ñu ko fa jëlee parce que complice gu waa ji la du fi jógee te depuis projet belge yi ba léegi parce que man buubu jonn mi fi newoon yàlla ko yàlla yërëm sama promotionnaire papa loon Mbàkke dëkk xam nga Mbàkke moom ku fa dëkk nga am fit waaw moom daanaka moom da ngay am fit moom ba mu ñëwee taxaw ñii projet belge yi bu ñu waxee dañ daf leen non dama ne ko mais père yéen seen projet bi mais projet boobu kenn xamul nu mu demee lekk nañ ci ba doyal ba tëj dossier yi
xamul nu mu demee kon damaa bëgg off nag ñu wàcc sa hôpital moom docteur Sora moo ko war na muy doxee rek lay doxee moom dégg naa tabaxi kër la fa nekkee ah woote naa ministère de la santé moo am sama xarit bu fa nekk mu ne ma effectivement mu ne ma seen indicateur bi chaque jour rouge day def mu ne ma ñoom seen liggéey bi chaque jour day région de Diourbel chaque jour seen liggéey du baax poste santé yëpp mën nañoo liggéey mais centre de santé moo liggéeyul parce que docteur Dieng ba fa nekk liggéeyul c'est ça la vérité kon ce qui est important mooy loolu mooy dëgg kon hôpital bi am na ci loo xam ne ni il faut que ñu lijjanti ko en urgence voilà il faut ñu lijjanti ko en urgence am na loo xam ne mënul xaar gestion nébuleuse et gabésique docteur Sow li mu dàq ci ay nit laa leen di wax ni mu toll ki mu njëkk ñi mu dàq ba pare bàyyi fi ay jarbaatam xam nga ay jarbaatam ñu ngi ci hôpital bi kenn ki ma nga rajo koo xam ne imprimé la dafa nekk jàng amul benn qualification amul benn diplôme muy Idi Diaw mi ngi foofu ci rajo bi pendant plus de 5 ans jarbaatam la direct mësu koo mise à pied mësu koo dàq te lu ko neex lay def ci rajo bi lu ko neex lay def ci rajo bi léegi nag nga yow ñi fi nekk ñi nga xam ne ñoo fi nekk jarbaati jàmm rek soxnay jàmm nga jàpp di leen mise à pied ak di leen dàq sa ñeenti jarbaat nekk ci hôpital mosoo si mise à pied mosoo si dàq kenn du doxee ne yaa ma neex yaa ma saf loolu teguwul fenn c'est des blagues mi ngi ni licenciement abusif ki ma si njëkk den muy Yamar Dieng c'est un agent sanitaire aide-soignant jóge fa def infirmier d'état 3 ans am diplôme jóge fa daf technicien supérieur en néphrologie daf technicien en néphrologie nekk néphrologue jënd promotion si ñim doon liggéey loolu ñëpp ñim doon jàngal ñëpp nekk major bi mu admee xam nga lu ñu ko wax bi mu admee dañ ne ko carrément hôpital bi day arrêté sa CDI moom waxuma ko de ponk la ma ko wax ñu ci biir hôpital dafa ne ba carrément dañuy arrêté sa CDI dañ koy arrêté c'est-à-dire kon yow li maanaam motivé wuñ la pour nga jàng motivé wuñ la pour nga am dara kon moom noonu lañ ko dàqee moom Yamar Dieng moom noonu lañ ko dàqee hôpital Fawzeyni moom mu jël di ko fayal di ko jàppale defal ko contrat indéterminé di ko fayal di ko fayal ba mu admis tey nekk major si promotion waa gars yi nañ la waxante dëgg nag loolu ak mbon mënu ko weesu te nga yor sa jarbaat ci biir di fayal médecin yoo xam ne tekkiwuñu dara ñuy jàng te xamu fu ñu mujj te kii di doomu dëkk bi dëkk Touba waxuma la dara mais mag ak jafe ñoo bokk tey rek muy madame Lay loolu dama koy wax madame Lay xam lu mu dajut ndaamaat amul jamono sant ba léegi lu mu fa dajut amul dafa liggéey ba màggat man fekk naa dafa liggéey ba màggat daj lu ne ngay jàpp ay raqam di leen dàq loolu ak mbot da ko mën a weesu da ko mën a weesu nga bàyyi say jarbaat ci hôpital bi xaaral ma génn leen liste bi nga xam ne moom la dàq ñu liste yépp laa la génnal Yamar Dieng moom ca la bokk dañu licenciement abusif bi la bokk Pape Dieng infirmier te mu nekk Janatu Mahwa licenciement abusif bi la bokk kuñ naan loo chauffeur la woon licenciement abusif yaa ma neex waaw kuñ naan Mor Mbacke chauffeur te galaw ba indi woon ko fa da koo dàq ñu affecté ko fu mu ko neex kuñ naan Diouf anesthésiste la woon noonu la bi mu jóge foofu daf ko dàq mu dem Fawzeyni docteur Sall bi mu jóge foofu daf ko dàq mu dem Fawzeyni cuun infirmier la te mujjee nekk Mbàkke
mi ngi nii daf ko mujj dàq ba pare ak salaire ministère mais xoolal ma ak salaire ministère ba xam ne waa ji daf ko souffrir ba daf mujj décédé cuun mii mooñ si moom lañ njëkk a defee formation en 1997 cuun daf koo dàq si de souffrir ak njabootam ba décédé Mami Diouf aide-soignant la woon daf koo dàq moom buñ la dàq wax dëgg yàlla neexul ba neexul fa ngay mujjee mooy da ngay souffrir ba dee rek ah madame Bey sage-femme la woon daf koo dàq Mohamed Ndoye médecin la woon daf ko dàq ah Mamboussa Niang matron la woon daf ko dàq ay dàq yu bon nag licenciement abusif kon droit de l'homme war nañoo wàcc hôpital Ndamatou dañ faa war a wàcc ah madame Mbacké Kiné Touré daf ko dàq Cheikh Bey infirmier la woon daf ko dàq Anta Kassé infirmière la woon daf ko dàq Anta Kassé bu noo fay taxaw parce que Anta Kassé mii soxna Anta soxna koo xam ne nii si soxna Serigne Saliou la bokk moo ko boole woon ak moom dama lay wax système rancunier bi rek kooku mooy waajuru Serigne Mourtala bi ma lay wax nii daf doon xëcc moom këram daf koo dàq Madiang Dieng Diallo infirmière daf koo dàq Yacine Sall infirmière daf koo dàq Mame Yacine Wade dépositaire daf koo dàq daf ko lu ñaaw Rama Wade service social ressources humaines daf koo dàq licenciement abusif moom mii dafa demoon ñoom sa justice Rama Wade mii parce que mënoo dafa nit ki CDI contrat à durée indéterminée ba pare xëy dàq ko loolu ak njëlaat mënu tawee su loolu Laxaat Seck infirmière daf ko dàq Laxaat Ndong ñoom ñu ngi janatu ñoom ñu ngi dàq te ñim dàq kat ma xamal leen ci leen gis nga ñim dàq ñëpp ñoom ñëpp ngi sant yàlla fi mu toll nii ñoom ñëpp a ngi sant yàlla man sax loolu moom a gën a kéemaan dafa mel comme dàq rek suñu borom day tël say affaire waaye yéen nañ ne wante dëgg nag Soran bi ku mu yab nag ku mu yab lañ bëgg a xam tee say jarbaat ah ñoo xam amuñ benn qualification ci rajo bi dégg naa Idi Diaw waa ji fa nekk temps yi daf stage rajo xam ne infirmier la dafa jàngi daf stage da koy siis parce que xam na ne bu ñëwaatee moo ngi supérieur waa kii kan la yab dañ ne wante dëgg Laxaat Ndong daf koo dàq Marème Seck soxna Laat Seck la daf ko dàq docteur Ciss gynécologue daf ko dàq docteur Ndong daf ko dàq gynécologue docteur Aminata Traoré daf ko dàq mooy clinique mag boobu kooku namatul dara gis nga ñi mu dàq ñi namatuñu tous laa lay wax nii lu leer laa la docteur Binta Ndiaye gynécologue la daf ko dàq namul dara Abdoulaye Diallo namul dara mi ngi Fawzeyni daf ko dàq madame Bakine Touré daf ko dàq Diouf Doucouré da koo dàq pare fexe ñu af ñu waaye yow sànni ko sa xaj Diouf Doucouré daf ko dàq Massamba Ndaw daf ko dàq Ara ak Iba Pouy vigile da leen a dàq Ali Seck infirmier battu au bloc opératoire en pleine opération par docteur Diop Ali Seck mooy infirmier bi nga xam ne docteur Diop gynécologue moo doon opéré mu dóor ko kurpañ tépp mu rot en pleine opération wallahi taala en pleine opération dégg na waa ji nag ab xiibon la mais loolu am na ñoo xam ne dafa mu naa ni kaani de en pleine opération la ko doon dëgg kurpañ mu wàcc mu xëm gaa yóbbu réanimation ba pare ñi bëgg ci dàq waaj dégg naa docteur Fall moo ko jël ndax docteur Fall loo ko mën di waxal wax dëgg yàlla liggéeykat la moom wax dëgg yàlla ay lekk xaalis si tabax kër sax néewu ci nag wax dëgg yàlla nit da nga koy seeral yàlla ay docteur ak ay docteur Fall ak ay docteur Sène gynécologue bi nekk Ndamaat personnel bi gërëm nañ ko Touba gërëm nañ ko docteur Ndiaye Diop bi la même chose xam ngeen ne moo ne sant docteur Ndiaye Diop ngeen xam ne man li may wax si dëkk laa koy teg docteur Ndiaye nit ñi gërëm nañ ko ñun foofu la ñuy jugé rek li population bi gërëm ak li personnel bi gërëm voilà kon Seck moom noonu la demee dóor ko pañ la ko def mu wàcc xam ñu yóbbu réanimation mu bare Soran dàq fu mu dem docteur Fall moo ko jël mais docteur Diop ak docteur Soran lan moo nekk ci diggante bi nañ ko lijjanti loolu lañ jëral lijjanti Cheikh Kane bureau des entrées mi ngi nii dañ ko dàq père de famille liggéey na Ndamaat presque plus de 12 ans yor njabootam ñu koy dàq ñii am nañu toroxal ci hôpital bi ñoo xam ne ay responsabilité la ñoom mais dañ leen toroxal ba ñu ne tott fi mu toll nii bu ñu dox sax da ngay xam ne ñii ay yax ak kii rek mooy dox mais daanaka amatul sax dawal
hôpital boo xam ne ni foo tollu teesante fi mu toll nii ñu ngi teesante yu mag naan non mun njaay kan moo ko war a jox information mun njaay nangam man sama WhatsApp bu leen ko écouter bu leen sonn information bu ko bëggee naa ko am ñama koy jox nekk ci biir hôpital bi ñu nekk ci biir hôpital ñoo ñemee sax wax bay joxe information xool leen yéen dàq ngeen nit ñëpp ku ngeen dàqee bu ngeen demee da yóbbaale secret mën ngeen a teel xelam ba du wax kon dama ni information danañ ko am te duñu sonn c'est la fin de règne film bi jeex na film bandi il faut ñu dee film buy jeex il faut bandi yi dee ah oui réew bi taxaw nag waaw jéemul nañ ko parce que population gëm docteur Ndiaye population bëgguñu si moom parce que souvent moo ko formé ay kër la fi tabax ak i oto yu rafet personnel dunduñu seen salaire ba ñoo fay dégg naa la 20 jot wala le 17 ICP yi sonn dinañ jaxase comité santé yi dégg naa ne ICP dafa am problème temps yi sax ba yóbbu ko police mais bañ ko woowee daf ne leen non man kenn yóbbu ma police ah man loolu samay néew ci irresponsable ça c'est de l'irresponsabilité kon OFNAC nañ wàcc jéemul OFNAC nañ wàcc hôpital Ndamatou surtout ça et ARMP parce que les marchés gré à gré là tabax yooyu ngeen gis hôpital ñu koy tabax ñu naan non sa waay mi ngi liggéey ah ñu tabax mais tabax boo xam ne nii boo defee 20 millions 900 millions waaye boobu marché kay ku ko am da nga liggéey da nga tabax ba tabax jaww ji di complot gars yi di tabax loolu ku ko am da nga tabax ba tabax jaww ji maa nga wax seen médecine boobu dégg naa taux de mortalité octobre novembre kenn xamuñu toll parce que il paraît que les ressources humaines ni laa gën de la ressources humaines dafa ñaari docteur Seck yoo xam ñoo bokk ndey ak baay ak seeni jabar mu jël leen ci hôpital ba ñuy lëmbe hôpital kenn du leen wax dara parce que xaritu médecin chef lañ muy Mahmoud kenn du leen wax dara ndaw si moom dégg naa xamul dara xam médecin bi dootu génn nag dañ wax dëgg doo xam dara ñu jox la ay HTA ay diabète plus HTA jox la pathologie yoo xam ne boo gisee da nga naan lii mos boo gis kaw suuf kaay ne leen wante dëgg nag loolu c'est pas normal wallahi taalaahi kaamil alxuraan baa ngi nii taux de mortalité octobre novembre c'est plus de 60%. waaw léegi ñii kan lay yàpp hôpital boobu léegi ñu ne hôpital dafa wàcc ARMP dafa wàcc il faut que ñu wàcc fa il faut que ñu lijjanti ko le plus rapidement possible loolu il faut ñu lijjanti ko le plus rapidement possible te loolu maa la wax ni ministère de la santé dafa wàcc parce que kàddu gi kat waxuma la ministère de la santé Twitter président de la République sax dugal naa ko fa Abdoulaye Diouf Sarr il est au courant Abdoulaye Diouf Sarr daf na effort Macky Sall daf na effort parce que hôpital moom danaa jël oxygène fu mu toll na ñëw may leen jox leen concentrateur d'oxygène boo xam ne léegi oxygène moo koy dafa ci jaww ji waaye saa waay nañ wàññil maladie nag ticket consultation ñu wàññi ko ah gynécologue buy jaay ay col 15000 col 15000 consultation 8000 mais gynécologue bi kan la yem nañu war a dëgg saa waay mbir yi il faut que ñu xoolaat ko. il faut ñu xool ko hôpital bi il faut que population de mutinerie Touba sa kanam ñu jël leen ñu ay PSA président conseil d'administration ñuy saytu hôpital bi muy Ndamatou ak Jéemul surtout Ndamatou ak Jéemul le problème c'est ça Ndamatou ak Jéemul il faut que ñu lijjanti ko bu leen neexee ñëpp ñu def coalition ñëw dal sama kaw man pare naa pour affronter les sur tous les côtés parce que xam naa leen da ngeen di mystique surtout Ndamatou sora lay dafa mystique xam nga ki dem ba jël ab sëriñu tariya tabaxal ko kër héliport ba mu egg nga may ko koo koy mystique foofu la fekk baax te turu waaj ak lépp xam naa ko te nit ñi di liggéey ci hôpital bi ba dee mun ñu am sa pantre hôpital bi dugal 10 millions par 24 heures nga ne population bi duñ si jariñ pharmacie yaa ngi nii si bitti dépôt pharmacie bitti buñ si amutoon nit ñi dañuy dee ba jeex man maa la wax lii fii daal laay yam pour l'instant loolu daal fii laay yam ba lundi prochain incha allahu rabbi lépp dina gën a leer jërë ngeen jëf merci beaucoup